dimanche bi rek lañ ko cëral li nga xamante ni mooy centenaire Diourbel di 100 ans wu Diourbel nekk célébration boo xamante ne tamit bëri woon na ay wax lool à travers réseaux sociaux yi malgré ça centenaire bi mujj naa am yow nga nekk vraiment l'élu de la ville de Diourbel est-ce que objectif yi nga xamante ne nii nattoon ngeen ko ci centenaire boobu jàpp ngeen ne am na. waaw gannaaw merci Mor gannaaw ba ñu sante yàlla bu baax encore di remercier encore comité de pilotage bi nga xam ni vraiment liggéey bi yëpp ñoom ñoo ko liggéey ba mu egsi fii alors donc ñun li am solo man defoon sànne sawaruma ci woon parce que dafa metti et puis déjà c'est compliqué mais wax dëgg neex yàlla Faale ak El Hadj Ndiaye joojo ñoom ñoo ci taxaw 2 ans ñu mënta ñàkk téeméeri at ñu dund ko et puis ñu jàll kon ñu dundaat 200 ans yooyu dañuy laaj centenaire bi pourquoi suñu maam yi defuñu ko woon te rafet na dëkk yëpp di ko def boo duggee internet boo cliquer centenaire ville yu bari nañu génn alors ñu ne Diourbel defu ko donc lu ñu wax rek ñu ne Diourbel dara amu fi pourquoi pas ñuy accepter ni centenaire du am donc l'idée mooy ñuy am même bu ma tëboon ni centenaire dina am ba pare ñu def benn ñu def dara benn ci 3 secondes mu am rek doy na sëkk loolu jar na ko te ñun ñi li ñu fekk ni Mor ba dund ko am na ñi nga xam jiitu ñun fekkewuñu ko am na ñu ñëwaat fii ba 25 ans 50 ans duñu fekk centenaire bi kon tey war nañu ko def ba histoire retenir ko ci film yi internet yi ak lu ñu fi jox yëpp ba nga xam ne fii ba 6000 ans 2000 ans bi njëkk mooy centenaire kon loolu rafet na def ko loolu mooy action bi ëpp solo donc bu ci affaire bi ñëwee ñu nekk le mois de février ñoom faali wax ma ko man ne mais c'est nañu ko tente mais du yomb de ñu ne acca ba 2 mois yi bi ñu voyagé alors avant may dem man léegi comité de pilotage liggéey leen ci après ngeen proposer quelque chose balaa ñoo ñëw ñu xool ni ñu koy gérer alors ñoom ñu nekk ci vraiment di ci sonn di ci liggéey def seen programme bon c'est normal toute œuvre n'est jamais parfaite œuvre yàlla rek moo mat Mor lépp programme bu fi nit teg nit mën na ko critiquer programme yàlla rek la nit mënta critiquer kon bu ñu defee programme ba ma ñëwee xool ko mais ñu waxtaanaat corriger programme bi moo tax bu ñu waxtaanaatee suñu bi tax man maay valider programme mais ñoom programme bi ñu gënoon c'est un programme provisoire man nekkuma ko woon génn nañ ko ba ma ñëwee ba ma waxtaanee man leen am ci nga xam ne mën nañ ci waxtaan ñu jéem ko corriger tax moo adapté ak li nga xam moom mooy suñu dëkk ñu nangul ma ko moo tax ñu corriger yu baree bari liggéey ci avancer pour mën dem donc sant yàlla ndax premier jour yi il fallait quand même ñu ñaanal njaareem yëpp wàcc kaamil ñaanal ñi fi dëkk yëpp def soirée religieuse murid yi tijaan yi xaadir yi vraiment ñëpp ñëw ñu liggéey ko ñu def ko parce que aussi loolu démarré ko dara new si bu ñëw aussi deuxième si vous voulez deuxième jour bi aussi c'est très important foofu moom ëpp solo ndax ay nit nekkoon nañ ci dëkk bi di liggéey ci mairie bi ñii nekkoon fi ay adjoint maire ñii doon sonn par exemple ci dëkk bi liggéey fi lu bare ay homme d'affaires ah bëgguma tudd seen tur ay homme d'affaires ñi sonn ci dëkk bi ba génn àdduna je crois histoire war leen a fàtte kon mairie bi war na defal jox leen ay diplôme de reconnaissance def nañ ko ci deuxième jour bi vraiment ñëpp kontaan parce que c'est tout à fait normal troisième jour bi aussi ñu dem ni dañu am forum pour ndax mënuñu def lu mel ni te amul panel nit ñi wax seen xalaat dëkk bi fu mu toll fan la nekkoon ak ëllëg fan la jëm di remercier encore Pape Farisé yi mu ko organisé moom ak Amath Niang ak Mamadou Tall bu ñëpp xam ci collectivité territoriale xam-xamam ak professeur Lamine Gueye en une semaine laa leen ko wax ñu préparé ñu nee na njaari moo leen ñor mais ñoom la leen ñoru leen ñu ñëw ñu ànd ci liggéey ci kon foofu aussi moment la woon aussi ñu doon expliquer yëpp ñu ñëw aussi ñu wax seen xalaat parce que invité nañ leen def ko en direct ci rajo yëpp kon bu fekkee nit ki nee na nañu leen xalaat ci seen dëkk nu ñu koy doxale nga ne du ma ñëw ah ñoo ñëpp tujji saal ba mais dañu war a ñëw ñu jàpp ci parce que ku ci ne sa xalaat dañu ko soxla woon nëbbuñu ko kenn bon mais c'est pas grave ñu ñëw baax na ñëw baax après am nañ 42 orateurs yi nga xam jël nañu fa parole wax seen xalaat loolu dara new ci ndax ñu ngi ko démarré ay côté 11h ba 4h vraiment c'était bien ñoo ngi leen remercier foofu alors bu ñu xëyee ñu nag nañ def tournoi pétanque waa pétanque yi tamit def seen coupe centenaire karatéka yi def seen coupe centenaire on a seen ñëpp ba ci Lamine Gueye lu mu deful ci karaté amul lu mu formewul ci ay boy fi amul kooku ñu ne duñ ko décerner ay diplôme d'honneur ci centenaire bi jox nañ ko jox ko ay moromam moo kontaan ba bu ñu jógee ci kii boobu ñu jàppale waa làmb ji
parce que làmb tamit suñu culture la suñu aada la ñu liggéey ci làmb ji bu baax ba ñoom ñu kontaan ñu jóge fa nag dem ci culture liggéey ci ak di profité aussi di remercier directrice centre culturel en même temps ak ñoom Kayta ñi nga xam jàpp nañ ci ba soirée culturelle bu fi am ñëpp nañ vraiment neex na trop pour ne pas dire mosu fi am alors bu ñu paree ci soirée culturelle boobu def ko ni ñu ko war a defee am na yeneen activités yu bari fi am mënu ma citer yëpp bu ñu defee yooyu yëpp nag ñu ne nag jour bi nañu def benn organisation boo xam ni mooy jour centenaire bi bon di remercier ministre fi ñëw yëpp ak ancien premier ministre yi di remercier aussi Aminata Tall parce que Aminata Tall tax ñu tudde ko c'est simple bu doon politique rek duñu ko tudde mais ancien maire la man may maire ñun ñaar centenaire bi ñun ñaar ñooy maire yu dund kenn si ñun moo ko mën a porter mais man nangul naa ko mu porter ko pourquoi parce que ñun ñoo fi dund te moom ëppi at quel que soit alpha 4e personnalité de l'état la te moom a jiitu ci mairie bi mais ni ko moo tax ma ne ko nañ la ko tuddee nga marraine ko parce que ancien maire nga loolu moo tax ñu jox ko. Malick Fall maire la tombel loolu nañ ci sant yàlla ak ñu ko assisté yëpp ak ñëw donc bu ñu defee loolu tudd ko Birima tamit ñu parrainé ko. monsieur le maire ci loolu yaakaar naa dañ fa def benn taxaw tuuti ndaxte gars yi ne nañ centenaire bi ñu bëri ñu ci d'accordul l'organe délibérant qui est le conseil municipal n'a pas été saisi bi ñu leen di saisir c'est à quelques jours vraiment de la célébration te le quorum y avait pas un quorum parce que ñëpp ñëwuñu est-ce que mënuñu cee indil ay leeral est-ce que c'est le conseiller qui a délibéré ou bien c'est l'initiative du maire. xam nga dafa am la nga xam ni Mor du ma ci dugg ci ay détails parce que ñun dañuy avancer naa la tënk gis nga am na ci nga xam ne bis ba ñu koy wax El Hadj Ndiaye jooju di jël di ci wax conseil boobu ñëw ñëwoon ne te même pas là yow da nga mën a absenté ci conseil avant bee ñu jël ko El Hadj Ndiaye jël par am na benn conseil bu ñëwee di wax day na ko yow ba ko El Hadj Ndiaye di wax fi ñu koy posé fii yow yaa ngi foon mun a waaw kel la nga bëggatoon mais ku absenté nag newoo fa mais kele la nit ñi dañuy avancé te bañ koy def boobu nit ñi fu nekkoon ñenn ñi newuñu foon avant bii boobu la woon bii dañ leen owoon pour waxtaan ak ñoom ne leen ba ñu waxtaanee ba pare je crois bien léegi dañoo bëgguñu dem ba ci affaire bi action bi duñ leen mu mel ni yéen ci wàllu boppam dañ leen fàtte kon dañoo bëgg nga ñëw ñu waxtaan xam ne leen seen yëf la nu ñu koy defee su nga ñëw nag ngeen di toogee vraiment ak ban tribune ngeen toog moo tax faisabilité organisation pratique bi ci loolu lañ doon waxtaan mais dafa ci am ñaa xam ne il faut ñu comprendre seen position comprendre en toute démocratie que nit ki boo jiitoo il faut nga nangu nit ñi wax c'est ça la vie donc c'est tout à fait normal que ñu waxee noonu il faut les comprendre voilà côté boobu donc pour continuer jour bi bu ñu ko defee centenaire bi li may waxaat encore une fois de plus ñun succès ak ñàkk succès ñorul ñu yàlla xam na ne Mor su ma ko defoon kenn nit nekk muy man rek man pour ma réussir na loolu mooy sama objectif am na dëkk bu ne doon nañ ko def ñun def nañ ko am na pare naa ci parce que loolu moom moo am ñoo ma ñoraloon lu fa am rek ñu ne Jurbel mun defuñu ko te bu ñu ko defutoon tey nit ñi ñu ne lu tax defuñu ko lu ñu bëggati nag bu jàlloon ñu ne wéy sa lu toll ni centenaire nangam Malick Fall defu ko ku ne bëgg maa ngañ mënoo aussi ñëpp adhéré wu ci dara mënut a nekk yàlla sax am na ñu ko gëmul kon na nga nangul ñi ko gëm ak ñi ko gëmul yëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm waa Njaareem au moins Sénégal naw nañu ci centenaire bi parce que xam ne ni au moins am na ci ay dëkk ya nga xam ne tey seen centenaire bu defuñu ko seen dëkk ñu ngi ko génn seen dëkk yóbbu ko Dakar te xam nga ki may wax mais ñun dañu ko defee suñu dëkk artistes yi benn jëluñu ko Dakar fii lañu ko jël bâche yi nee naa la même bu xottee ko nañ jël bâche su Njaareem waaye man du ma luyoo ci ay bâche yu jógee Dakar dégg nga ñi nga xam ne tey ba ñu ne nañ jël DJ Bubs mu def ay kii man la kenn du ko fi jële ange nañu jël ndax mooy sañu sakk nañu jël luñ moom waaw ndax ñun dañu war a valoriser lu ñu moom valoriser suñu ay artistes valoriser li nga xam ni moom mooy suñu mbër valoriser li nga xam ni mooy suñu kii ndax bu ñu nee Jurbel ñëpp yëguñu ko ñëpp mën ñu ko yëg ñëpp mën ñu ko Mor damay nangu loolu ndax déjà encore bu ñu ko bëggee organiser kenn ku ne ni yëguma bon déjà il faut ñu comprendre jaar nañ ko télé publicité jaar ko ci rajo yi un peu partout am nañu ko doxale mais sportif yi nga xam ne même tey petite catégorie sportif yi football bi di joxe def nañ seen final c'est ça le problème ba terrain douce ba ñun ñoo fa dem joxe woon xam même football bi sax boole nañ ko ci kon donc li may mën a wax rek mooy
sant waa Njaareem bi nga xam ne sagal nañu ci bis bi ndax tey su fekkee tey ji ay ministre yëpp ñëw nañu gis Njaareem presque nga xool tribune bi sëriñ si surtout sëriñ si ak personne ressources yi ak kilifa yi ñëpp génn ku ne toog ñu ma mës a gis dama rus sax soo seen mbubb toog pour wan ni centenaire bi dafa rafet na tey même këral bu ñu mën a am ak coow lu ñu mën a am nañ ko denc ba liy jàll. maire bi def sama discours que Njaareem kenn mënu ko defal lu dul waa Njaareem te ñun waa Njaareem képp ñoo mën a jàppalante seen biir ki fi yàlla teg ñu xam ne yàlla moo ko fi teg ñu ànd ko gunge ko bu jeexee keneen ku fi yàlla tegaat ñu jàppale ko même rek bu ma taxoon ci digg mairie bi rek attan naa sama objectif parce que au moins histoire du Sénégal dina ni centenaire bi existé na rien n'est parfait amul lu mat parce que li ñu dénk ay erreur lay am ak la nga xam ne matut lépp dañ koy nangu parce que yàlla la ñu nangul te ñu matadi kon nañ ko nit ñi nangul publicité yi télé yi doon na jàll pour que nit ñëpp yëg ko parce que mënoo kenn ku ne nga wax ak moom li may def nii nga di ko jël mais dafa am ñi nga xam ni mënu ma wax ak ñoom moo tax ma jaar ci yow ah waaw léegi ñu ne léegi bu ma jaaree ci yow ñoom gis ñu ma dégguñu ma kenn ku ne mën ngaa dem ci moom wax ak moom mais il faut ñu jaar ci ay support de communication pour ñi nga xam mën ñoo wax ak moom de bouche à oreille ñu mën a communiquer ak ñoom par voie de presse moo tax ñu def ay publicité partout def télé ñëw ci yéen dem partout def ko fay yenn rajo yi fay yenn site internet yi pour ñu jàllale ko ndax site yeneen ñuy jox nii ak rajo yi ñuy jox kenn gënu la fee nangoo liggéey kenn ëpplewu fi investissement ndax fii ñu toog dama ñëw ne la félicitation bu ñëpp defoon ne affaire dina avance te nag damay wax ci média man ragulu ma samay position mais yow boo ma woowee may sa mag ne ma grand centenaire bi kat dañ maa ci ay war a jox nangam joxuma ci su boobaa ci changement au comité pilote ni Bawol Times dafa financé xaalisam ne fi balaa ngeen fay keneen da ngeen ko boole jàppale ko ni ngeen ko war a jàpp mu couvrir ko waaye malheureusement man aussi nit rek laa mënuma maîtriser lépp moom il faut ñu nangu man koy nanguwul nit ñi affaire bi aussi ni ñu ci waroon a jógee vraiment dafa des parce que man du ma tricheur te su fekkoon am nañu temps bu nu war a am dëgg-dëgg ba organiser ko foog naa communication bi yëpp dina mën a jàll mais gàtt na te bëgg ñu histoire jam ñu ba bañ ko def looloo tax ñu defe ko nii dañu nit ñi nangul loolu waaye tey su fekkoon tey ji jëloon nañ temps bu ñu war a jël lépp dina fi gën a neex mais malheureusement temps bi moo xat ma voyage woon ma ñëw pour que ñu mën ko def looloo indi problème bi mais wax dëgg neex yàlla tey ji yooyu amutoon benn problème te yow xam nga ni ñun amuñu benn problème moom moo woon rek du am benn problème